mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nañ ñu ngi koy seq ak maître El Hadj Diouf maître maa ngi lay nuyu. di am kontaan lool di la fay Ahmed. fa ñuy dooree laaj rek nag mooy lu jëm ci wàllum actualité woo xam ne yëg nga ko it di wàllum coow li am ci di Ndar diggante Sénégal nag ak Mauritanie ba benn doomu Sénégal sax daal di ci faatu cohabitation bi foofu nan nga ko gisee parce que nekkul ne lii lu bees la. du lu bees Ahmed nga may ma jaalee waa Ndar yi. ñoom dañu sonn lool. lii du guléet yàpp nañ Sénégal yàpp bu toll ne dañuy jël waa Sénégal yi comme ay till wala ay xar yoo xam ne dañuy dur ay bal xam nga bul napp ci sama géej jarul dur ay bal jarul sax ngànnaay jarul sax di jël ay fusil rek ay fetal di ko jëmale ci kaw nit daan dama doon viser moteur bi boo ko laaloon gaal gi këpp nit ñi dañuy dee tamit kon loolu aussi lay boobu ma gis waa Mauritanie di ko lay jëmul kër mais bukki bu yebee yoo xam ne ci doxin ma la Sénégal ñoo amul benn fulla amuñ benn fayda ba ñëpp ñu wër kenn nawuñu kenn weguñu kenn joxuñu benn cër suñ doxin la dañuy doxalee la ak ñoom yow daal maanaam mais cohabitation dëkkandoo tam loolu lay xam nga Alpha Condé ñëw ne fii sommet francophonie tuddul Macky Sall centre Abdou Diouf tudd ñëpp te président bi la accueillir ndax boobu affaire yi Ebola bi taxoon na mel na Macky Sall am na lu ñuy doxalee ak ñi ñu wër war nañu doxale ci mbaax mais aussi war nañu doxale ci fulla ak fayda war leen fulla ak fayda. mais dëkkandoo jàmm ca gën maître nag. waaw jàmm nag mais qui veut la paix prépare la guerre parce que aussi bu dee jàmm ji yëpp wane woo fulla it yabel di bu duggee moom jàmm ji comme li anee rek li am Ndar rek ci du benn yoon du ñaar du ñett du ñeent war nañu toog ak gouvernement mauritanien ni leen mayetuñ leen ngeen di dem ci géej ay gànnaay xam ngeen ni Sénégal rek ñun ñoo bokk frontière ñooy daje benn réew la waruñoo mën a xeex waruñoo mën a rayante donc bu amee ñuy napp ci géej gi ñoo ko bokk nañu laayante biir. mais est-ce que tam xam nañu ñin fan lañ war a yem ak ñoom. mais dañu amul benn rëdd amul benn trait bu nekk ci diggante bi léeg-léeg ñu jàll léeg-léeg ñoom ñu ñëw ci ñun léeg-léeg seen jur gi dugg Sénégal ñëw fi parce que ñoom amul ñax il faut ñu doxal solidarité entre les peuples mauritaniens et sénégalais ñoo bokk ndey bokk baay histoire daf ñu boole géographie boole ñu Guinée noonu Gambie noonu Mali noonu il faut ñu xam loolu. mais il faut que pour nga xam loolu nag nga am fulla fayda wax toog ne président Mauritanie nañu wax dëgg mais sa gaañi li ñuy won suñu gaañi mel ne ay oiseaux ay picc yu dóor ay bal ñu wadd mais pour lan que ça soit la dernière fois je me rappelle yal na yàlla yokk leeram suñu sëriñ bu baax ba si Abdou Aziz Dabakh Malick temps yi fii Mauritanie ñëwee attaqué Sénégal defe naa série Babi la woon moom moo fi doon guerre bi mu ne Abdou Diouf bàyyi la yoxi bi doy na dafay am foo xam ne ba fa tollee nag da ngay wane sa bopp waxu ñu dem guerre mais dañu menacé ne leen lii bu amante ñu dal seen kaw du fi dal ci kaw yaay Jammeh yaay rayul kenn benn Sénégalais ndax dina élection nee na du dem rek ñu ne ko tey nga dee dal ci kaw est-ce que ñoom nañ ko wax kii da rey Sénégalais yi moom ma ne dégg nga dafa rey benn Sénégalais kon nañ dem fayekul Sénégalais boobu. mais est-ce que yaay Jammeh newul ne dañ ko doon jiin luñ jiiñul kii. yaay Jammeh lu ñu koy ji réewu jàmbur ñun est-ce que jiiñ nañu Macron lu si yoon ci Macron lu si yoon ci Trump lu Trump ak lu nekk mu ñëw yàq dañ dem soog a Trump dóor ko Trump bi mel ni pays de merde du ñu tous ay pays yambar lañ merde du ñu pays lan merde mooy ci olof sax xaw ma ko sax mooy foo seet rek foo ko darte rek gën na sori mooy ci ñàkk ñu fayda waaye terewul Trump kenn kuy soogi Trump xanaa yaay kay daa bëriwul doole dëkkam nekk dëkk bi tuuti rek gars yi dem ne dañ koy fi defar affaire. mais yaay Jammeh tam digganteem tam ak fii est-ce que xawul nuroo tam ak lii Mauritanie def. yaay ma su song benn yàgg ñoo dépassé rek. yaay dama su song benn Sénégalais rey ko. mosu song Sénégalais. déedéet mais yàgg naa dépassé daal nit ñi di. am na ci droit def kenn xamul. bu ko dee wax lu ko neex de fii dañuy wax lu ñu neex. waaye ma su jël Sénégalais rob mu dóor ko bala mu daanu
ñu ne kon nañ dem dal ci kaw Yaya Jammeh masul am dañu daal élection yi jot na bëggul dem nañ ko fa jëlee. mais parce que dañ ko gañe. waaw bu fay dem réew moo ko fa jëlee du. waaw réewam ñoo ko fa jëlee mu ne moom du dem. non dama ne la. waaw réew du am na cour suprême. xam nga élection fu am ci àddina bi am nga droit dem ne d'accord ma ci élection yi foo ma sa gisee élection ma ne justice du wax CEDEAO moo war a wax justice bu Gambie moom du wax amul indépendance président Sénégal ak Mankeur Ndiaye ñoom ñoo jox ordonnance que le 18 janvier à minuit 18 janvier à minuit ñu ne on fait mouvement vers la Gambie ça de combat yi dem nañ gars yi bëri dañ doole de wax doole yooyu pourquoi duñ ko Mauritanie bi dañuy toroxal chaque jour ak di ñu rey te yaay rayul benn Sénégalais de élection boppam laa ak réew ma kenn wàccul ci mbedd mi mu dóor la bal nga daanu ci élection yi lépp seen doon guy biir Gambie kenn protesté wul mu def recours ñu nekk recours ba man ñëpp daan dama yaay yaa dama jox xaalis te du dëgg mais ma xam ne dañ ko jaay doole te man ma fekk fu ñu jaayee doole waaye pourtant nag Mauritanie mu ñu jaay doole dañu ñu ngi xoolee rek waaw buñ ko deful ten dañ ko menacé au moins dañ ko lii bu amatee dañ dal sa kaw ndax nag duñu ay picc yooyu dóor bal ñu wadd ci suuf fulla ak fayda Mauritanie jàmm mais fulla ak fayda Mauritanie est-ce que bokk na ak Gambie Mauritanie nekk na réew mu ñu daal ci kaw. kon Gambie néew doole daal loolu wax jaay doole yu sutur nee na baaxul kon daal ñu néew doole la ñuy jaay doole ñii am doole wala ñu yaakaar ne am nañ doole ñu tàppet leen di leen raay kon daal yow daal da nga jàpp ne lii xew suñu digganteeg Mauritanie daal moom dañ ci wanewul fulla ak fayda daal Sénégal. dañoo masuñoo wane fulla ak fayda Mauritanie la fay dee du benn yoon mu ngi mel ne mu ngi soog a am lii mais Amérique yaa ngi dégg ni dóor nañu bal ay Sénégalais yu dee ci géej gi ñu jàpp suul loolu ba kañ dégg nga waa Saint-Louis di wàcc mbedd mi di attaqué Mauritaniens yi loolu baaxul mais nag pour loolu bañ a am il faut que réew mi ki ko war a aar gouvernement bi wane fulla ak fayda rassurer population yi. ba tax Mauritanie ëllëg du ñemete def li ñuy def. d'accord waaw mu nekk sax ci jamono joo xam ne tamit ñu am gan di président France bi ñu ne sax dana yeggaale foofu noonu ca Ndar mais gis nañu daal maanaam ni ñu koy gàttandoo daal mel ni ñun moom suñuy jafe-jafe jeex na. yow noo gisee gàttandoom gi Macron ñàkk fayda rek Macron faale wuñu fi mu ne nii président bu demee France ministre bu ñàkk fayda moo koy teeru yu aéroport de Paris fii bu ñëwee képp kuy APR ku yambaru APR ah yambaru gouvernement da nga dem toog mel ni ab xar ak béy taxaw fa ci ba mu ñëw bu demee Saint-Louis xar yeeg béy yi ñu jël dugg leen ci kaar yi ñëw toog di ko teeru te Macky bu demee France benn français di ko teeru président di ko teeru mais français yi seen bopp parisiens yi du yëg ne Macky Sall mu ngi Paris mais xoolal rapport boobu la bu muy bëgg a rey sama xol ba ngi bëgg a dagg yambar bu mel ni Macron tekkiwul dara kañ la fi ñëw Macron xale bu ndaw boo xam ni du dara du tuus ah mais fi mu ne nii ñëpp a leen gis nga bi fi kii ñëwee Clinton gars yi dem Gorée di rang ministre yi di rang di leen fuye pour ñu yegg ci moom mais George Bush noonu Obama sax mën a gën a moom mu mais ñëw nuyoo di daal tooñ su nuur xam nga mais ñeneen ñi kenn ñu mën a woon a jege président bu ñu gën a si ñuy fuye suñuy ministre am na fi taw Abdou Diouf visite d'état la te taw Ablaye Wade visite d'état la te nee nañ Sénégal teraanga la xam ñu gàttandu Macron dëggal ko junj gi honneur yi wàcc loolu am na ok mal am na bàkkaar. waaw bu dee ngeen bu ñu demee dañu tëggal dara duñu wàcceel dara kenn du taxaw ci mbedd mi ne Macky Sall la ñu teeru président Sénégal xanaa Sénégalais yi APR ñooy def yow fees dee la ñu gis leen ñooy teeru suñu bopp quoi teeru sa bopp nax sa bopp teeru sa bopp tàcc sa bopp nga ne yaa ngi visite officielle France président ba toog lànk bureau du génn ba nga ñëw ci ëtt ba këram ñu ubbi la ba soog a génn ah yegsi nga sa waay sofantel la di gàttandoo yenn président yi xaj. waaw mais non c'est-à-dire que France dafa ne ba léegi moo ñu moom ñu nangu ne moo ñu moom ba léegi waaye li métti na di amet mais est-ce que moomuñu. mais xëy na bu dee lu fi dox moo ko moom. déet comme milliards yi ñu liggéey yëpp day delluwaat France. waaw. di ko dalee ci Eiffage ak. waaw di ko dalee ci terre bi ñu jox leen xaw ma ñaata milliards. booloo rek ne ko trans. booloo partout ñu ñëwaat dañoo bëgg a jëlaat est-ce que sax colonisation bees amatul boo xam ne bii pas amul ay commandant de cercle amul gouverneur général
waaye am na le tout puissant Macron ak ay sociétés yu mag ay Total ak yooyu. ay Orange. ay Orange Total lépp ñoo moom. Veolia Eiffage Decotra yëpp ñoo moom. waaye ñun fu ñu jëm suñu croissance bi daal lépp France la jëm moo tax France di dem Sénégal dellu ginnaaw Sénégal kay lay dem. mais indépendance duñ dem. indépendance économique boobu nga xam ne ñun daal dañ koy wuyoo nii rek te nekkul tamit ci ñun maître lan nga xalaat ne suñ ko defee loolu dañ li Idrissa Seck wax ñu dakkal système boobu nga xam ne moo fi nekkoon wa ilaa lan nga xalaat yow. waaye avant Idrissa Seck ñëpp wax nañ ko ay Mamadou Dia ñëpp ba tax ñu fexe ba dàq ko di tas diggante ak Senghor bañkat yi bëri nañ fi Sénégal ñoom Ablaye Ly ñoom Majmout Diop ñoom Cheikh Anta Diop mais am na ñoo xam ne ñoom France lay gëm suñu président yi ñoom France lay gëm lu ñu am nattu daal. Macky dafa gëm France la wala complexe wala ragal. ah xëy na ragal tam mi ngi ci de. lépp a ngi ci biir daal loo ci dëx ñi rek xam naa mu ngi ci biir ragal yaakaar ndimbal bëgg ñu dimbali la pour boo daree sàcc élection ku yëngatu ñu dóor la ay mbéj nga xalangu nekk tuteur daal ñun daal dañuy nekk sous tutelle ba kañ turu indépendance day ko dégg rek xanaa ci équipe nationale la ñu am indépendance daf duma nañ fi France kenn équipe boobu boo amatoo indépendance du ñemee dóor France duma France di bëgg a rey boppam ne Sénégal boo ñu toroxal nii. kon amul benn solution pour yow mais ci économie moom ñu ñuy bëgg a rey ak politique. waaw alignement rek derrière la France ba kañ. mais amul benn solution. solution mooy am. yow en tant que acteur en tant que politique. mais aussi en tant que am ay leaders yu baax. c'est-à-dire bu ñu amee ay dirigeants yu mat dirigeant mais nag dañoo ragal gis nañu reyee Sankara c'est-à-dire ñoom mënuñ nangu yéen ak Lumumba ay Amilcar Cabral c'est-à-dire les vrais nationalistes France da leen liquider mais bu amee ay dirigeants yu bëri da ci réew mi ñu gëm seen bopp gëm Sénégal nag Sénégal la joon ngu ne laa tir loolu armée bi wax on nous tue mais on ne nous déshonore pas mais dañuy toroxal chaque jour waa léegi nag lii ba kay xoolal teeru bi mel ne koy teeru yàlla yàlla de man gisu ko ba ko Sénégal waaye chaque fois que président France di ñëw fii day mel ni demi Dieu genn wàll yàllaay ñëw war a damati yàlla ba kañ mais c'est pas normal il faut que ñu won il faut que buy ñëw Macky envoyé benn ministre comme ni muy envoyé ministre bu demee France. mais est-ce que loolu tam dina ko jëkk. dina jëkkat. est-ce que dina jëkk tamit koom-koomu réew mi comme que yow sa koom-koom yëpp ci ñoom nga ko lal. waaw suñu koom-koom kay doxul ndax sax ñu bàyyi ñu ndax suñu koom-koom dox ñoom dañoo xoj. mais est-ce que am nañ fitu ñu bàyyi ñu. mais yow sa divorce la. mais pes bu kanam boo demee koy fajal boppam. mais bu fekkee nga am fit. waaw mais góor fit dafa laa ñu am yeneen dirigeants yu bees yu am fit ci réew mi taxaw liggéey Sénégal comme Kagame Rwanda léegi mooy président Union africaine fii bañ ne dañ koy jàpp bu ne moom it day jàpp waa France day jàpp président France. kon d'accord nga yow daal maanaam ci li fi ne mu jóge fi. mais li fi nekk dafa war a dem. ah yow xanaa maître boo ko Benno Bokk Yaakaar. dàq nañ ma. dàq. Benno Bokk Yaakaar. waaw boo fa waxee dëgg wala nga ne Macky du yàlla waaye su nawle la dégg nga wala bu defee erreur nga ne ko président waroo def lii bëgg naa la loolu waaye lii waroo ko def yow léegi ci noonu la lay booleel. de Benno Bokk Yaakaar. ah dañu am sëriñ. dañu sëriñ. Alaaji Macky Sall mooy xalif général Benno Bokk Yaakaar bi ñoom ba jotul pas yooyu. waaw ñooy bëkk néegi ah bon. jeunes yi ah ñooy taalibe yi ku wax ñu dal sa kaw fëq dal sa kaw saagal. déet ñun mosu. Macky daal boo waxul moo rafet mooy ponkal mooy ngand moo mën lu mu nekk sa waay ngeen nekk benn tant que tarbiwuloo ko li mu bëgg àndoo ci yow noonu lañ lay def moom it mu mujj def la noonu man de doon la ma def léegi. noonu. ah góor yi xarit boo xam ne ngeen gisee du la tuddati ba mu nekk foog ne ci noonu mi nga bokk ndax dëgg nga koy wax man nag sama dëgg gii dañ ko amul kenn koo xam ni mën na la war na laa mën a mooy Abdoulaye Wade ne ko daa ministre am mais wax ko dëgg 23 juin dama ne ko li nga bëgg a def président mënul dem nekk groupe parlementaire Doudou Wade jàlloo ñoom 23 juin mais ñoom waa PDS da ngay fàtte boo Macky Sall nekkee ca buntu assemblée ñes yore xeer ba ponkalum doj wi boo maa ngi ci biir di leen xeexal boo man maay député kay ñoom du député ti boobu maa ngi groupe parlementaire bu bi nga xam ni soppi la Doudou Wade jiite ko kon ñoomee war nañ ma nangul buy nekkee ci lu dul dëgg ma jàlloog ñoom ndax quand même ba may jàng nag Macky Sall fayul sama njàng Abdoulaye Wade fayul sama njàng te ëllëg yàlla na yéex bis bu mais dama laaj sama bàmmeel quand même du ma Macky kay dimbale ma ci ñoom na foog ne ni Macky moo di dimbale seen bàmmeel ak Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf kooku ci yaakaar
man ne yàlla laa yaakaar dinaa ànd ak nit nag ndax gëm naa Sénégal war nañ mën a ànd liggéey comme ni ma gëmee ni Sénégal ñoo ko bokk ba daane Ablaye Wade def Benno Bokk Yaakaar mais léegi Benno Bokk Yaakaar Ahmed transhumant yaa ko moom di. mais ñun mosuñ dégg ne yow génn nga fa di moo tax man ma jàppe ne rek yow man génnuma dañ maa génne xam nga comme dañu ma génne te ñoom mais génnee kay day am lu officiel xanaa waaw génne bu ñu dem réunion duñ ma oo duñ la woo déedéet yow foo nekkoon Ahmed depuis coowu Gambie bi ba léegi dañu oo ci dara il fallait nga ñëpp aligné derrière Macky Sall ñi yoon jàpp Bamba Fall léegi dama d'accord ma ci juge Barthélémy Dias levé immunité parlementaire am Ahmed d'accord ma ci tey jii ñu bëgg a juger Khalifa Sall jàpp ko tëj ko muy député da nguñ koo bàyyi violer ay droit am d'accord ma ci bu ñu réunion pour comploter ko de Khalifa duñu ma woo xam ne ni du ma daa ànd ci complot Benno Bokk Yaakaar cadre de complot national contre le Sénégal. cadre de complot national contre le Sénégal. ñoom kay comploté jigu leen di borom caq du xeex ak borom. ah ci lañ dëkk de xoole rek. comment ça ñoom kay kuy wut stabilité ci dëkk bi. ñoo la complot contre Yaya Jammeh contre Bamba Fall contre Barthélémy Dias contre Khalifa Sall loolu lañ fi nekkee. def ay communiqué secrétariat Benno Bokk Yaakaar ñu ngi encouragé président Macky Sall da ko dugal ci erreur rek léegi seen porte parole bi transhumant la. kan la ah du ma tudd turam xam ngeen ko avocat boobu nga xam ne fu tooy rek mu dal. avocat ban la. xëy xam nga ko dama tudd turam chaque jour. avocat porte parole. Benno Bokk Yaakaar léegi sa numéro yi laa bi mel ni ku bokkoo ci Macky Sall bi falu nekk à l'aise xam nga man nit ñi dañu ma jaaxal c'est-à-dire ñàkk jom gi ci réew mi amet yow nga taxaw di 3e mandat war def ci am droit xeex gëmal ko Sénégal yi kenn gëmu la avocat Sénégal yëpp kenn àndu ci léegi kooku porte parole mouvance présidentielle la mooy porte parole Benno Bokk Yaakaar ci réforme code électoral. te pexeem bu sotti woon Macky du falu. mukk xam ngeen ko. waaw kooku kan la yow Baba Dia. waaw bàyyi naa ngeen xam ko. grand yëf la dëgg la il paraît c'est politique. c'est politique d'accord mais suñu ñu des sax ci lancé boobu nga xam ne nag mooy dossier Khalifa Sall tamit actualité la gis nañu mbir mi nag ni mu demee ba tey maître El Hadji Diouf nag feem bu nekk def na ko ba bokk ba dernière minute ñu ne Malick Lamotte àttekat bi génneewaat na la indi ay article ñoom dañu bëggul nga bokk ci dossier Khalifa wala nu mu demee noonu. tapet rek wala loi lañ topp. tapet rek yow Sénégal yoo xam ne dañoo tapet El Hadji Diouf xam nga ku dul def yoon Sénégal da El Hadji Diouf bu ñëwee ma dee ndax lépp lu ma def ci complot dina ko génne lépp lu dul yoon dina ko feeñal te dañoo jóg tey pour sànq doomu jàmbur man Khalifa xaw ma ko miinu ma ko bokkuñu parti mosuma lekk ñaar dërëmam caisse d'avance sama mbokk mosu ci am mosu faj sama mbokk mosu jox bourse sama mbokk mais ni ma défendre Barthélémy Dias Bamba Fall défendre ko Sénégal yépp laa ni kii mérité na ma jàppale ko ñu ne ma doo nekk avocat far mairie bi jël ma ville de Dakar jël ma ñëw plaider lu kenn mësul gis juge bi amu ci droit de entre nous Ahmed amu ci droit. et tamit juge bi dafa jaaxle dafa weere ah moom mu ñëw indi ay article boobu mu wax amul 372 waxul sa affaire avocat bu constitué c'est-à-dire que yàlla moo ko feeñal yàlla mi indi sa maam Moustapha sama turando man sa maam laa dëgg la Nabi Moustapha maa ngi toog Ahmed juge bi ma plaidé man plaidé wu ma exception yi défense doo ko plaidé mais droit bi ñoom ñoo ko jàngandoo ma ne damay def témoignage ci 2 points yoo xam ne fekkee naa ko mooy levée immunité parlementaire bu Omar Sarr Ousmane Ngom ak ñoom Baldé fekkee naa it bu Barthélémy Dias parce que député laa woon ni ne nii lay demee mais ni ñu ko doxalee du noonu ndax yow mi ñuy bëgg di sa malaanu kiiraay da nga war a toog fekkee ku la amul liberté rek mënoo fekkee loolu moo ne ni kon kenn waratoon a jàpp Khalifa ndax dafa am immunité parlementaire pour que dina malaan moom dafa am noo ko mën a dindee doo ñëw ne dindi naa ko am na droit am koy avocat c'est-à-dire beneen député boo xam ne mooy nekk avocat am beneen député aussi boo xam ne d'accordul ci loolu dañoo taxaw wax moom ñi ko entendre kenn mënu ko entendre parce que amul liberté léegi ñu fexe ba dindi ko saa mu taxaw kon moom daal amul benn droit bi ma leeralee loolu damay def benn témoignage nekk neexul attakat bi ndax ñoom bëgguñu mu leer ma leeral beneen aussi mooy man maa njëkk a dem bi jàppee Khalifa dig keroog def naa conférence de presse ni dama dem policier ni du ma gis Khalifa ci laa waxee ne violé nañ article 5 règlement 5
de l'UEMOA presse bi yëpp reprendre ko loi bi ni bu ñu la jàppee bu ñu la ooyee rek interpellation am nga droit dañ la war a wax sa droit mooy am nga avocat am nga droit jël avocat bu la neexee il faut ñu xamal la ko parce que ñëpp xamuñu droit ñu ne mention boobu nekkul ci PV bi ni bi ñu la jàppee rek wala bi ñu lay laaj bi rek nee nañ la am nga droit avocat pour bu fekkee li ñu lay laaj bu amul procédure bi yëpp day nul dañ lay daal di képp du topp Khalifa dara ci loolu amul ma ne comme man maa njëkkoon dem ñu dàq ma kon kon kii may ñu ko mu am avocat kon nee nañ yow sa droit yi nga amoon yow Khalifa yoon may la ko duñ la ko nangul te yoon nee na bu ñu la ko nangulul atte du am dañuy annuler procédure bi à peine de nullité mention doit être faite dañ la war a wax ni yow am nga droit am avocat bu la neexee jël avocat bu la neex wala stagiaire bu la neexee ne jëluma kenn wala diw laa jël bu ñu la ooyee rek loolu lañ la war a jëkk wax bala ngay toog mais bi mu ñëwee dañu tëj buntu yi ne doo fa dugg waaw Sénégal fàtte loolu fàtte xaju fi ba ne kon man ñaari témoignage yu lay def pour wane ni en tout cas au moins sur ces 2 points là violé leen droit wu Khalifa ñu ne ma pare juge bi ne ma yow noo mën a nekkee avocat ville de Dakar di défendre Khalifa kon génn naa la ci amu ci droit de mais man défendre ma Khalifa dëgg laa défendre droit exception droit la technique la droit boobu laa wax rek ne lii moom mën naa koo témoigner. ñu génnee la te maire de Dakar du noonu Khalifa ville de Dakar parce que Dakar maire am mooy Khalifa ñoom ñoo ko jiiñ mais partie civile bi ñu nekkoon ñun bi ñu nekk ba léegi ville de Dakar mooy bu demee ba ca coppaadal ba ca fin bi bu fekkee ne am na loo xam topp nañ ko Khalifa comme xaalisu mairie bi la du xaalisu état bi buñ koy fay mairie bi lañ koy fay bu boobaa ville de Dakar ne bu ngeen foogee ni lii Khalifa def na ko am na jalgati bu mu def ba mu war a fay buy dàmp ñun lay dàmp ñun ville bi moom sunu xaalis waaye état bi dërëm a dugg ci xam nga moo tax mu am problème entre constitution partie civile état bi nga xam ne kenn xamul lu mu fay def ak ville bi nga xam ne de Dakar bi moom xaalisam budget boppam conseil municipal voté ko moo ko léegi budget bi ñuy voté assemblée nationale pour état bi yaa ngi ma léegi ne Khalifa Ahmed donc Khalifa wax loo xam ne xëy na arrangé na ko rek tax ñu dem yow li nga wax kat lu arrangé Khalifa la kon man juste génn naa la ci ma ne de ba ma prêter serment ba léegi fii ba tey dégguma loolu ñëpp jommi nag mu wax article 372 ñëpp jombeeti ma dem ni journaliste xooleen article 372 li muy wax ay affaire immobilière lay wax affaire immeuble la terrain yooyu joxe ci affaire yooyu lay jox de waxuñ sax affaire ay avocat am nañ droit de ko président dama la ciy génne mais jot naa bataaxal bâtonnier nee na léegi naa ci génn comme nag sama bâtonnier ordre des avocats lu mu wax mënatuma ci dara man daal kon man génn nañ ma ci procès Khalifa juge bi génn na ma ci amu ci droit de moom ci woon dafa jóoru complètement sama rakk la naa ko yar magam ma laa doon àndal Jurbel mu génnee la sama booy la juge bi ko fonk la mais yàlla ci boppam moo ko weer d'accord yéenu ma ko woon lii parce que dafa daanu 372 bi ne moo tax mu génn ma ci yow journaliste dama nga gëstu koo xool d'accord du loolu te amul droit génne avocat juge amul droit ne ko maara dàq ba naan le juge d'abord chasse l'avocat El Hadji Diouf benn juge amul droit dàq benn avocat d'accord amul benn pouvoir pour loolu ñu dem publicité dellu si waat